ma commencé suma wayjur wa suma sëriñ ba suma xarit ba Cheikh Sidi Makhtar Mbacké yal na yàlla yokk leeram di ñaan ki fi nekk di Cheikh Mountakha Bachir yal na ko fi yàlla yàggal ca may ko wér di leen nuyu yéen waa dànq yépp di jiital ci nuyoo bi waa kër Serigne Touba yi fi toog ak waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu suma mag suma xarit Serigne Modou Kara Sylla di ko jox wàccuwaayam di nuyu monsieur le maire de la commune mon collègue Assène di nuyu Arcodas di dale ci président bi ak cellules yi ak organisation interne yépp ci biir maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara nuyu bi gën a sell ci nuyoo yi di wax rek ni lii du guléet ndax man at mu jot dinaa fi ñëw fekke ci màggal gi parce que dafa bokk ci suma calendrier waaye at mu jot saa boo fi ñëwee dangay jàpp ne at mii moo daan kon loolu Pastef moo koy def kon Arcodas ñu ngi leen ci félicité bu baax a baax di leen encourager vous êtes une association qui est très organisée je pourrais même dire que seen màggal seen gàmmu gi wala seen màggal gi c'est un retour au pays natal c'est un retour au pays des anciens parce que saa boo fi ñëwee képp ku fi cosaanoo di nga ñëw y compris des représentations venant des différentes cellules à travers le monde donc c'est un jour extrêmement important di nuyu nag monsieur le représentant de l'État monsieur le sous-préfet par la loi 72-636 di nuyu toutes les délégations qui sont ici présentes mon frère monsieur Wan je vous salue mon jeune frère le directeur Dame Diop mon frère monsieur Sayer Diop et toutes les délégations mon beau-frère monsieur Diegane Gueye je salue tout le monde di wax ni wax yi ma fi jot a dégg wax yu rafet la daaw ñëwoon naa fi déggoon naa fi ay doléances la ma ca mënoon jël ko engagement defoon naa ko tey dellu siwaat naa fi ñëw fi déggaat fi ay doléances dégg naa problème mu seen bi du ma ne dina am de waaye dinaa ci dox suma waar tey yaakaar naa ni su ma ci waxtaanee ak ministre de l'éducation nationale yaakaar naa ni dinaa ci gis bunt j'ai même tenté de l'appeler mais dafa nekk ci benn ziyaara ñaseen et dès demain dinaa ko contacter pour xamal ne ko dànk seen mënul ñàkk seen parce que toutes les conditions sont réunies pour que dëkk boobu am seen ca dànk aussi ce n'est pas n'importe quelle commune dans le Sénégal donc je porterai cette doléance beneen doléance moo fi dégg mooy yoon wi am na leeral tuuti parce que le président de la République dans le cadre de Ila Touba dafa jël décision ni impasse yépp des na ko goudronné impasse yi nag mooy commune ba ak yoon route nationale kon diggante dànk seen ba ci route ba ci Ila Touba impasse la maintenant on va demander aussi à ce que impasse wu Ila Touba ba nduloo ñu def on va demander pourquoi on va demander parce que je suis administrateur au fonds d'entretien routier autonome je suis membre du conseil d'administration et je sais comment les choses se règlent ak fu ñu koy waxee di ko décider dinaa fa toog kon doléance boobu également dinaa ko porter te su doon suma sañ-sañ man mi nekk Ndindi di meeru Ndindi dañu koy prolonger yóbbu ko ba Ndindi ndax impasse yooyu bu Ndindi mu ngi démarrer ku jaar ci yoon wi gis nga positionnement engins yi dinañu ko goudronner Diourbel ba Ndindi kon nag
bu booba pare it yeneen impasses que ça soit à Dank Sène que ça soit à Taïba Moutoufa c'est dans le programme des impasses Ila Touba loolu c'est une décision du chef de l'État muy wane ni rek kooku fàttewu leen ci am na considération boo xam ni jox na ko dëkk bii ñi fi dëkk xam nañu ko je ne fais pas de politique nous sommes dans une cérémonie religieuse mais seen diggante ak chef de l'État xam ngeen ko seen opérateur économie yi fi nekk wala industriel yi seen diggante ak chef de l'État xam nañu ko kon nag juñ ñu doy na borom xel en tout cas lépp loo xam ne ñun mun nañ ko ci dox ko danañ ko def dégg nañ fi aussi abri bi maa ngi gërëm suma rakk aale lool def na ci dara tout de suite mais man aussi dinaa si def dara dinaa leen boole suba ku ko jël si di nga ci jot ak Serigne Touba Sène mu joxe parce que dama ni woon damay joxe 2 tonnes waaye mënuñu wax ci néegub yàlla ma dégg ko nag ñëw di def ci néegub àddina ci jëkkewuma ci néegu yàlla kon njogob Jóob jumaa jooju dinaa ci def 1 tonne fii dinaa ci def 1 tonne pour ma mën ko méngale également bu subaa ku ngeen yónni Serigne Touba Sène dina ko jox loolu di wax rek ni dànk day sunu dànk ndax fii mag ñu baax ñoo fi nekkoon ñuy ay gone di dox di fi ñëw Serigne Touba mii nga xam ni ku ma xam ko dama koy wax toujours ni ko yow jàpp ma la bàyyi cakkalaa jàpp parce que yow noo bokk bàyyi parce que am na mag ñu fi nekkoon muy Alaaji Cakk Seen di Alaaji Adama Seen bi ma nekkee tout tànk nekk fii bu ñu daan bind si lempo man toujours man lañ daan tànn pour ma bindal leen lempo loolu duma ko fàtte mukk mu doon ay mag ñu baax yal na yàlla yokk seen leer di gërëm aussi seen vice présidente Ndeye Mati Sène Ndeye Mati lépp lu nu cundum dàq mu woo ma su ma woo lépp loo xam ne mën naa ko danaa ko ci def ba barke dem moo ci mujj ci forage bi et cetera et cetera en tout cas sachez que je ne suis pas le député de Ndindi je suis le député du département de Diourbel je suis le maire de Ndindi mais je suis l'ami également de Dank Sène et je m'identifie je revendique cette amitié là parce que dëkk bu am fulla la dëkk bu am fayda la dëkk bu am engagement la et c'est de là qu'il s'agit c'est pourquoi quand on disait tout à l'heure que association bi di ARCODAS mën na développer Sénégal en tout cas dans l'engagement dans l'unité la cohésion et la solidarité vous pouvez développer le Sénégal en tout cas communes yi fi nekk yëpp war nañ roy ci yéen parce que modèle ngeen yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla defal leen yiw ca ku fi ñëw yàlla nañ ko fekkewaat déwén allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. Le ministre Birima Mangara di nuyu la présidente conseil économique social et environnemental madame Aminata Tall di nuyu le directeur monsieur Dame Diop di nuyu aussi monsieur les députés yi fi teew yépp en l'occurrence Cheikh Seck et Mamadou Lamine Diallo di nuyu représentant parti politique yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla képp ku fi teew te bis bi tax la jóg ñu ngi lay ñaanal yàlla may la fan gudd wànd ak wér tey nag muy bisab mbégte ci ñun ndax damay wax ne bis bu màgg la ci dàmm bis la it boo xam ne nii bisab mbégte la ndax famille bu toll nii kenn ku nekk ak cellule foo mën a jóge ñëw bàyyi lépp ngir ak mbokk loolu wax dëgg yàlla ñun suñu xol dañuy sedd ñi ngi nuyu aussi suñu mag président ARCODAS Mbaye Sène ak mbooleem cellule yi mboot yépp ginnaaw bu loolu wéyee ñun daanaka tey suñu wax du ci sori ndax li ñu waroon a wax lépp waxal nañu ko muy doléance yi fi tudd du ma ci delsi loolu ñi ma njëkk a jël kàddu tudd nañ ko may wax rek ne niñ ko waxee
noonu rek lañ ko bëggee te incha allah ñi fi toogal président de la république danañ ko jàllale. kon ñun suñu xol tey dafa sedd suñu xel tamit dal na waaye kenn ku ne xam na ne lii moom kum doyut dara dootul doy ñun nag comme yàlla dafa dogal dañoo war a dalal gan ñi tey temps bi mi ngi gudd te xam na ne yëf yi ci boppam guddi na ñun dañoo bëggoon a yemale foofu suñu kàddu tey te xam ne suñu doléance yi ñu bëggoon yépp ñi ñu jiitu waxal nañu ko kon amatuñ luñ ci wax ñi ngi ni gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim barke Sëriñ Tuuba. Algora kàddu gi xaw na ma bett dëgg yàlla waaye ma jéem rek gannaaw bu ma nuyoo ziyaar kilifa yi nekk ci tànt bi di nuyu kilifa diine yi ji ci jiital suñu sang yi toog fii sëriñ maam Cheikh Mbacke ibnu sëñ Murtada ak suñu sëriñ Baara Mati lay di nuyu kilifa aada yi fi nekk di jël nuyoo bi teg ko ci loxo préfet bi nga xam ni moo fi toogal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di nuyu waa ndànk seen yépp jël nuyoo bi teg ko ci loxo président Mbaye Sène muy président Arcodas. sama wax nag du ci gudd ñaar la ba ñett bi ci njëkk mooy sant yàlla suñu boroom bi ñu may tey ñu teewaat fii ci ndànk seen bokk ak yéen cant gi ndax ay at ci gannaaw ñi ngi bokk lii di fi durus ay xasida di jàng alxuraan di saafonte yàlla doon ñu ci boolewaat ñu ci tey ñu koy sant di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla bu doyee ni ñu fekkewaat ko ñun ñëpp bi ci tegu mooy waxoon naa ko daaw dinaa ko waxaat ren ñi ma jiitu ci kàddu gi wax nañ ko di féliciter di encourager Arcodas waxoon naa fii daaw li ci ëpp ci màggal ci cant yu ñuy def raar na néew na daje yu mel ni ñuy wax wàllu développement Arcodas def ko principe teg ay actes yu concret yoo xam ne mën nañ ko gis jëm ci wàllu développement ci dëkk bi ma ne loolu man jàpp naa ne war nañ ko wesaare ci dëkk yi ba commune yëpp ci Sénégal roy ci yéen parce que bu commune yëpp defee noonu Sénégal dina mën a jëm ci kanam donc ñu ngi leen di féliciter di leen encourager bi ci des mooy ñaan sëriñ yu tedd yi nekk fii ñu ñaan jàmm ci réew mi ñaan jàmm ci askan wi di ñaan sëriñ bi fii ñu jëm le 24 février incha allah nga ñaan jàmm am ci réew mi ba ki nga xam ni moo gën ci Sénégal yàlla teg ko ci bopp réew mi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xëy na dañ ma présenté en tant que directeur général 3FPT mais jàpp naa ne kilifa gi toog fii di monsieur le préfet mooy war a wax ci turu président de la république mais en tant que coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Diourbel sëriñ bi maa ngi ñaan nga ñaan que fii ñu jëm yàlla def ci ndox mu sedd guy nga ñaanal président Macky Sall ba naal yi nga xam ne naal na ko ci Sénégal yépp mu am ci ndam may sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama mbokk ñi nga xam ne ñoo bokk langue politique bi di jël nuyoo bi di ko teg ci sama rakk sama xarit ma Mbaye Sène mi nga xam ne moo ñu dalal tey li may wax nag li ma kon daaw lay waxaat daaw amoon nañu jëloon ay engagement waaye man yàlla dogal ne mënewuma ay engagement ay dige am na lu ma waxoon ma dégg ko fi bi ma fi jógee def naa ci li ma man dégg naa li ñu wax incha allahu rabbi dinañ ci taxaw suñ kem kàttan rawatina ci wàllu centre de formation bi ngeen taxawal ci wàllu informatique bu soobee yàlla ñu gunge leen wax am na lu ma jël engagement yu ma jël ak Arcodas mais incha allah nañu yàlla may fekkee ak tal ba déwén bu ñu tasewaatee fii incha allah li nga xam ni naan lañ ko yéene nañ ko def ci dëkk bi ni ñu ko doon defee démb ak bërki démb yàlla may ñu eggale ko mu mën ko def asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñi ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp muy
kilifa diine yi rawatina njabootu Serigne Touba gi di wax jërëjëfe Serigne Touba di nuyu it kilifa àdduna yi fi teew di nuyu monsieur le maire de la commune de Ndank Sène di nuyu monsieur le représentant du ministre du budget di nuyu monsieur le sous-préfet di nuyu les directeurs généraux qui sont là di nuyu aussi les honorables députés yi nekk ci assemblée bi di nuyu ñëpp di nuyu waa Ndank Sène ci turu madame Aminata Tall muy présidente conseil économique social et environnemental. Madame la présidente mi ngi nuyu njaboot gi yépp di leen wax cofeelam gi nga xamante ne am na ko ci yéen ba bis bi saa yu ñëwee donte am na ñu ko fi teewal waaye day yabal délégation bu mag ñu représenté ko fi tey nag ma jiite ko en qualité de son coordonnateur général su ma waxee loolu nag parce que madame la présidente day cëru njaareem ci lii nga xamante ni mooy nguuru président Macky Sall mu nekk nag nit koo xamante ni national la kon fu nekk am na fa ay coordonnateur ma teew en tant que son coordonnateur général kon bu empêché ma teew loolu day wane ni yëg na leen bu baax a baax a baax fii nag yaakaar naa ni gàmmu la boo xamante ni nii ñu baal ma de waaye képp kuy gàmmu war nga cee xool parce que gàmmu la boo xamante ni nii ku fi ñëw booy dem di nga yóbbaale njàngat bu bare njàngat boo xamante ni nii boo ko téyee sa jàtte mën na cee jóge waaye comme niñ ko waxee jàktewu Sénégal it mën na cee jóge ndaxte communauté la boo xamante ni nii dañ koo donn ci seeni maam su ma liiree brochure bi ñu ma jox léegi ñu ni 1963 le récépissé wu association bi taxaw loolu kon tey bu ngeen àggee fii duñu bett nekkuma nag sama première édition daaw teew naa fi déglu leen waaye jotuma woon a jël kàddu kon ni ngeen taxawee commune bu nekk bu amoon association bu mel ni ARCODAS yaakaar naa léegi Sénégal jàkk ndaxte nag jàkte Sénégal mënuñu koo wékk dong ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor pouvoir ci population bi lañ ko war a wékk te yéen modèle ngeen ci kon ñi ngi leen di féliciter di ko jaarale ci le président de l'association di féliciter membre association bi yépp ci seen liggéey bu mucc ayib bi waaye ginnaaw dañ fee taxaw ci turu kilifa dégg fi ay doléances daaw ñëw nañ fi dégg nañ ko ren it déggaat nañ ko waaye mbir mi day évoluer day avancer daaw jotuma woon brochure waaye tey jot naa brochure boo xamante ne ci biir page yi bind nañ ci l'ensemble des doléances te bu ñu àggee danañ ko jébbal kilifa yi fi représenté waaye wax nañ ma te ñi ma ko wax mooy ñi dëkk ci dëkk bi ni kat kii nga xamante ni nii moom moo yor réew mi tey naam daanu dajul suuf waaye am na lu bare loo xamante ni koy dugal ci fii nga xamante ne moom mooy Ndank Sène wax nañ ma ni lu toll ci ñaari forage am na fi wax nañ ma it te xam naa ko ndax noonu la koy defee ci Sénégal yépp lii nga xamante ni moom mooy bourse familiale yi lu toll ci 4 millions dina fi dugg tous les 3 mois pour ne citer que cela waaye nag li ëpp solo mooy ni nguur gi dafay jàpp fii population bi jàpp fii développement bi daal di gaaw waaye dafa am loo xamante ne mënuma koo ñàkk a wax
ndax lu ma dund la mooy fii ci Ndam Seen daaw dañ fee taxaw fekke gàmmo gi amoon fi tamit loo xamante ni lu ñu xawoon a jafe la ñu ñaan ko fi tey yàlla defal ñu ko seen maire bii kat dafa am wàllu wet bu mu fóote woon waaye ñun ñëw nañ xam ni fii bisu bérébu ñaanukaay la ñu ñaan fii yàlla tourné ko mu ñëw féetewul ci suñu wàll gi loolu yàlla def na ko kon leer nañu fii lu fi waay ñaan mu am loolu di ñi nga xamante ne dafa gën a dalal seen xel waaye war a gën a dalal seen xel yéen waa Ndam Seen ndaxte kat xam nañ ni ku am fulla la ku am fayda la te loolu mooy rôle maire ci terroir bi mu nekk kon bu yàlla nangoo suñu ñaan googu jaarale ko ci kii suñu mag tey ci jaare muy madame la présidente Aminata Tall moom nii mu am fulla gisanteeg ñi mu war a gisanteel ñëpp leer nañu ni njëkk mooy lu defar Ndam Seen wax na ko fa mu ko war a waxee dégg nañ ko te bu soobee yàlla leer na ma ni lépp danañ ko saafara kon suñu yaakaar dafay gën a dal fii nag gàmmu la sañ nañ fay ñaan foo ñëwoon ñaan fa mu nangu sañ nañ fay ñaanal kon ñi ngi ñaan ci barkewu barab bi nga xamante ne taxawoon nañ fi daaw lii nga xamante ne nii jumb nañ ko muy ay élection présidentielle di campagne électorale yal na ci yàlla wisaare ndox mu sedd guy yal na yàlla def le 25 février ñun ñi féete boor bi ak ñi féete boor bële ñun ñëpp ñu ànd xëy liggéey ci jàmm ak salaam waaye nag sañ naa ñaan ni suñu candidat muy le président Macky Sall yal na ko yàlla may victoire bu leer nañ au premier tour je vous remercie. bismillaahi rahmaani rahiim barke sëñ Touba asalaamaaleykum mbooloo mi may tàmbali di jéggalu ci kàddu yi ndax baat bu dee bi ndax coono rek may jéggalu bu baax ma tàmbali di nuyu suñu président d'honneur Alla Sène di ñaan yal na yàlla yàggal taxawaayam yàlla wéral cëram bàyyi ko suñu kanam ak njaboot gi yépp di nuyu waa Mbàkke Musoobe ak waa kër sëñ Cheikh Ibra Fall di nuyu le représentant du ministre du budget bi nga xamante ne mi ngi fi teew di nuyu monsieur le préfet di nuyu suñu kilifa diine kilifa aada yi ak kilifa cosaan yi di nuyu suñu honorable député yi ak suñu autorité administrative yépp mesdames messieurs les élus maa ngi leen di nuyu sama papa suñu président Arcodas muy papa Mbaye Sène yow it yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay ak waa bureau bi yépp di nuyu waa sécurité di nuyu waa presse bi techniciens yi di nuyu suñu conférencier bi ñu war a ñëw léegi ci kanam muy sëñ Mbaye Giraan ak suñu jàngkat góor a jum bi war a ñëw ci kanam ak délégation yi nga xamante ne ñi ngi fi teew yépp di nuyu jigéen ñi nag di ci jiital suñu bàjjen Ami Baaba di ñaan yàlla wéral cëram di nuyu suñu bàjjen Fatou bi nax mi ñu doon décoré ak bàjjen Maam Jaara bàjjen Ndey Dukure bàjjen yépp ñu ngi leen di nuyu ngeen yóbbaale nuyoo jigéen ñi di nuyu cellule diaspora bi yépp di nuyu cellule intérieure yi nga xamante ne ni ñi ngi ci biir Sénégal di nuyu askanu Ndam Seen yépp di nuyu suñu invité yi di nuyu nag chef de village yi nga xam ne dañu jógee ci 25 villages yi nekk ci Ndam Seen yépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm may tàmbale rek di jaale askanu Ndam Seen yépp suñu way dawlu yi fi jógee bërki Dembo Njaay yaa même pas 3 semaines suñu rak mu ko sori woon ci ñun daan sonn ci gàmmu gi ñu lépp loo xamante ne moo bernde autorité yi moo ci nekkoon nekk cellule jeune muy Nafisatu Seen ñuy ñaan yàlla na xippee àjjana ñuy ñaan na ko ñépp ñaanal may sama xol dafa sedd torop nag li ma bëggoon a wax yépp mënuma koo wax ndax décoration bi ñu ma defal ma xam ne sama papa Ibrahima Sène tey bu taxawoon fii wax dëgg yàlla tey jii moom laa déjee décoration bi ci suba ñi fi waxtaan am na lu bari lu ñu wax damay sant yàlla dolli ci li ma ko doon sant di ñaanal sama papa yi fi nekk waaye boole naa leen décoration bi nga xam ne moom ñoom ma defal
nga xamante ne ma nga tëdd suuf Gédé may ñaan yàlla na yàlla yokk leeram may wax ne bis bii daa nekkaan mbégte ci ñun waa Dank Seen bi ñu dajaloo fii ñun njabootu Sagar Seen yépp ci gàmmu gi nga xamante ne dafa bokk ci activité phare yi nga xamante ni moom la ñuy def ci Arcodas ndaxte gàmmu gi rek nekkul activité bu ñuy def ci Arcodas ñuy fàttali ne gàmmu gi ñu def fii ci Dank Seen dañ koy def ngir wéyal li nga xam ne moom lañu suñu maam yi bàyyi noonu muy gën féddali mbokk di rataxal mbokk ak lépp loo xamante ni yiw la ak ay valeurs yoo xamante dañu ko war am te suñu papa yi diñu ko jox ba tey jii ma mën a taxaw fii te bu ñaan ëllëg ñu bàyyi ko suñuy doom Arcodas nekk association ñëpp wax nañ ko boo xamante ne depuis 1958 la mu am nag ay ambition yu bari ay objectif am nekk loo xamante ni dafa leer nañ ci suñu bopp nekkul lu ñuy laam-laamee ren gis nañ innovation yi ñu ci indi ñu jox leen kilifa yi fi teew ay brochure ngir ngeen gën a saafonteeg Arcodas gën a xam Arcodas lan mooy ay mbébétam lan mooy ay bëgg-bëggam ba li nga xam ne ci développé commune Dank Seen ak jàppale jeunes yi pour ñu chômage bi wàññeeku ci ñoom ak ci diggante mbokk ak rataxal diggante solidarité bi nga xamante moom la cohésion sociale ci loolu li leen ciy firnde rek du bari ndaxte foog ñu jox leen ay firnde dañ leen di leeral rek yéen autorités yi fi toog ñun Dank Seen romb nañ sax gëm suñu bopp xëy na sax dañuy ndamu yàlla bëggul kuy ndamu waaye loolu ñu ngi ciy ndamu bu baax ndax képp koo xamante ne nii chef d'entreprise nga wala ngay opérateur économique bu nekk ressortissant Dank Seen bu ñu duggee ci sa société dina fa fekk 3/4 yi ay employés njabootu Dank Seen lañu loolu boo leen génnee dem ci chef d'entreprise association entreprise yi nga xamante ne ni waa Dank Seen ñoo ko jiite loolu ngeen fay fekk te loolu bu ñu koy def dañoo bëgg a jàppale jeunes yi pour ñu assurer seen avenir ak ñu am seen autonomie kon loolu Dank Seen mosu cee xaar état ci liggéey xaaru ci leen ci kenn suñuy papa ñoo koy def ñun ñu def di ko def pour suñuy doom ak suñuy rak bi ci topp ñu wax ne Arcodas day dox ci lépp loo xamante ne ni rek luy jubal ak luy doxalal ak luy dëgëral Dank Seen la ba jafe-jafe bu fi amit ñu dugal ci suñu loxo bu baax a baax ci loolu dañuy wax fan yi Dank Seen toog na fi lu ëpp weer lu jege 2 weer amuñu ndox te ku ne xam ne ndox dafa bokk ci dundu doomu aadama mu doon lu am importance torop te loolu bi ko Arcodas yégee daa di jiital Ndongo Seen nga xamante ne nii mooy président commission projet ngir ñu dox ci loolu pour mu saafaraw ak ki nga xamante ne nii nag ñu sant ko gërëm ko ma tuddee ko l'absent le plus présent muy Assane Sène bi nga xamante ne ma nga nekk ba États-Unis ndox mi chaque jour mu woote dina dem leen fii ngir ndox mi saafaraw waaye nag ñu sant ci honorable député Cheikh Seck ndax bi ma déggee ne dafa bokk ci conseil d'administration bi dama ne ñun alhamdulilah ñun yéex nañoo jóg moo waral loolu ma jël sama téléphone woo honorable député Cheikh Seck terewul ndongo fépp fu mu waroon a jaar na fa kon waaye nag ñi ngi sant ñi ci dugal seen loxo yépp ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ndax xam na ne am na ñu ci dox ay jéego waaye ñun waa Arcodas dox nañ ci liñ ci waroon dox lépp ndax ñun Dank Seen bu ñu feebaree ñun ñoo feebar kon boog loolu ñu feddaliwaat ko ci li nga xam ne dañ ko gëm loolu mu indi li nga xamante ne ni suñu président Al Gore wax na ko sànq muy impossible n'est pas d'emploi le développement du Sénégal peut passer par Arcodas loolu dañ ko gëm liñ ko gëmee nag ñi ngi koy dox ñi ngi koy wax ñi ngi ciy jëf xëj na yeexul waaye ñi ngi ci yoon woowu di leen leeral na kuñ ciy jàppale tàllal nañ la suñuy loxo ndax gëm nañu loolu waaye nag may ñaax jigéen ñi ak xale yi ngir ñu gën a góorgóorlu ndax ay citoyen lañu lépp lu xew ci réew mi rek lépp lu ñu war a laaj ci réew mi rek dañ cee bokk waaye damaa waxoon fii daaw na bala ngay réclamer say droit da ngay def say devoir may wax ne képp ku am 18 ans jëm kaw boo bindu wutoon saa yu élection amee bu ñu ubbee liste na nga dem bindu ji ndaxte nag loolu mooy suñu ngànnaay loolu moo mën a tax ñu xam lan la ñu bëgg ak lu ñu bëggul loolu moo mën a tax it ngeen bokk ci instance de décision yi nga xam ne
ëllëg réew mi da ngeen di bokk ci ñi koy jiite ndax ñun lu ñu gëm mooy bu ëllëgee président dànk seen président Sénégal mën naa génn ci ARCODAS te loolu moom mooy yoon wi maa ngi leen ciy ñaax bu baax a baax ngeen nangoo jàng nangoo liggéey te loolu lañ leen xamee yéen a ngi ci yoon yi waaye waaw góor day doon loolu yoon ma ëlbatiku nag jàkkaarloog monsieur le préfet damay jàkkaarloog yow tey ndax daaw danga ñu fi yónnee woon sa adjoint mu nekk première fois laa mën a wax xëy na préfet teew fi sous préfet teew fi waaye ñun yéen ñi fi teew yépp wax ngeen ni gàmmu dànk seen tool kon ñun dépassé nañ fu ñu adjoint sous préfet di ñu teewalee ci suñu gàmmu kon boo fi teewee tey danañ la sant gërëm la te xam ne ñun loolu lañu soxla loolu lañu laaj sous préfet ñëw waaye ëllëgee ñaan nañ préfet ñëw ndax suñu gàmmu moo toll ñun loolu lañu gën te bi fi sa adjoint teewee daa am ay yóbbante yoo xam ne dañ ko waxoon muy suñuy doléance ñu waxoon ko ci loolu li ci jiitu woon mooy année 2018 jaakaar naa le président Macky Sall et son gouvernement dañ ko déclaré woon année sociale ci année sociale boobu nag ci lañ sukkandiku woon def ay doléance ci suñu adjoint sous-préfet bi jox ko ay yóbbante pour suñuy préoccupation waaye jàpp ne loolu ñu ko waxoon waxuñu na waaye amuñu ci retour kon ñu yaakaar ne xëy na ren boo ñëwee di nga ñu indil retour loolu nga xamante yóbbante woon nañ ko te ñun ARCODAS de jàpp ñu ne slogan rek la woon xëy na dafa exeegul ci ñun waaye gëmuñu ne slogan la rek te bëgguñu koo gëm mënuñu koo gëm parce que dañ jàpp ne ñun ci réew mi lañu bokk jàpp ñu ne ay promesse rek la xam na ne nag yéen a ngi góorgóorlu bu baax gouvernement bi di mettre en œuvre ay projet ay yoon yoo xam ne pour nit ñi jaar ci suqaliku waaye ba léegi doyul jigéen ñi ak xale yi ba léegi ñu ngi am ay jafe-jafe ci services sociaux de base ak financement yi waxoon naa ko fii daaw dinaa ko tënkaat ren ci mbirum wér-gu-yaram jafe-jafe yi ñu ciy am ci mbirum éducation jafe-jafe yi ñu am suñu doom yi bàyyi école teel a bàyyi surtout xale yu jigéen ñi ndax wax dëgg yàlla amuñu seem xale yi jàng bi dafa metti ñoom sànq ba léegi yéen a koy dégg dama ko tënk rek ndaxte lu ci bari mi ngi ci biir brochure yi ngeen jox formation yi waxoon nañ ko fii daaw ndax fay formation dafa cher te ku ne xam ne ne jamono neexul te lu ci bari xale yi da leen di pousser pour ñu def immigration clandestine te loolu sax ñun nag ñu ngi sant yàlla bu ci amee suñu biir it bariwul waaye ñun dañu jàpp ne li ñuy xeex pour dànk seen dañ koy xeexit pour Sénégal yépp kon loolu dañ koy fàttali di fàttali financement yi ñuy waxoon ci ñi yaatal ko wax ci mu am transparence wax mu am équité ndax daaw fii bi ñu fi taxawee dañ fee dégg le projet DER waaye ñun de dégg rek lañ ci am ñun waa ARCODAS ak dànk seen bii ma taxaw dégg rek lañ ci am te kenn mënul wax développement ak autonomisation des femmes sans axe yu sensible yooyu yu am importance yooyu ma jiital mu ñeenti point yooyu nga xam ne dama ko tënk waaye lu jëm ci wàllu formation yi monsieur Dame Diop ñu ngi lay sant di la gërëm président Algora wax na ko sànq recevoir nga ñu semaine bi sa bureau wax ane diggante gor ak moroom ma nga dig ñu ay formation ñu laaj ñu ay liste ak yan module la ñu bëgg ñu jébbal la ko wax la ko nga ne dinga ci taxaw loolu rek wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte waaye ñi ngi xaar loolu bu gàmmu gi jàllee pour loola taxaw ñu ngi lay ñaanal bu baax di wax ne wàllu financement yi ñun de wax dëgg yàlla DER ñu ngi leen di ñaanal waaye ñun dañoo amoon suñu DERu bopp il y a 3 ans muy les caisses d'autofinancement nga xamante bi ñu ko tàmbalee léegi ça fait 3 ans ci ren te defe naa DER daaw la fi ñëw te gisuñu ko buñ ko gisee nag am nañ ci wàll dañ cee war a am suñu SG wax na ko sànq ñeenti kaaf yi nga xamante ne nii moom lañ jot a installé tourné nañ ren rek autour de 35 millions kon yaakaar naa ne jàmbaar ngeen
ñu naan alhamdulilah rabbi alamina. Arcodas di ci remercier une fois de plus ñi nga xamante ne ñoo ŋànk kaaf yi di ko doxal mu metti lool ñu ci wax Bayna Seen ak Modou Thiès bu Diourbel di wax Bayna Seen bu Dànk ak El Hadj Seen bu Dànk Bousso Seen ak Maam Thierno Seen bu Touba Ndey Mariam Seen ak Maam Jaara També du suñu doom yi nga xam ne ñoo ŋànk kaaf yi fu ci dëkk bu ne bi ma tudd ak waa bureau yi nga xamante ne ñoo leen jàppale ci liggéey bi waaye loolu aussi bu amee dañuy sant membre yi nga xamante ne ni dañoo adhéré ci biir kaaf yooyu ñi ngi mbébét nag fas yéene monter kaaf Thiès ak Kaolack incha allahu rabbi bu ñu defee évaluation gàmmu gi ba pare ndaxte nag du ñu def gàmmu rek tasaaroo ku nekk dem dañuy évaluer xool ndaxte nag nit mënoo organiser te du am ay rëq-rëq waaye at mu jot ñu jubbante suñuy rëq-rëq bu ñu defee loolu ba pare bu soo yàlla dinañ def loolu ci loolu ñuy lancer appel cellules yi nga xamante ne ñoo nekk extérieur pour ñuy adhérer ci kaaf yi nga xamante ne ñi ngi nekk ci différentes régions yi ndax day dooleel kaaf yi loolu mooy dooleel kaaf yi dimbali leen waaye dina leen permettre ñu mën a épargner ñoom ci seen bopp ba gàmmu bu ñëwee du ñu sonn du ñu def dara kon maa ngi woo cellules yépp di ci déjà di remercier ñi nga xamante ne nii ñi ngi ci yoon woowu ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi à l'extérieur mais ñi ngi adhéré ci kaaf yi nekk ci région yi dooleel leen bu baax a baax di wax rek ne Arcodas dañoo gëm seen bopp impossible n'est pas d'Anqoua le développement du Sénégal peut passer par Arcodas. Ya Malik al-Mulki ya man jalla al-khawf